neex benn naqari benn nañ ko def mu jeex rek waaw. gis ngeen def ko avancé à autre chose. waaw Zé côté organisation ñan ñoo ko géré. waaw ñi ko géré woon Pathé Sylla. Pathé Sylla mooy président école de lutte Mor Fadam. Fadam ak Diegane grand. Diegane mooy membre fondateur école de lutte Langsane frère de Langsane. waaw ñoom ñoo géré woon loolu parce que boo xoolee ak Iba Dieng entraîneur principal école de lutte Papa. waaw boo xoolee combat yi ci bëri ñoom ñoo ko dox ñoom ñett ñooñu ñoo ko dox Pathé Lansane Iba ñoom ñoo dox. Pathé Diegane Sané ak Iba Dieng. ñoom ñoo dox combat ñoo taxawal combat ñoo taxawal combat yi. mais côté organisation yi ba léegi wàllu parrain yi parce que da ngeen dem sans sponsor. waaw benn sponsor. amuñu sponsor ñi dem fay 2S. 2S pour direct. direct 1 1 million 80 000. million 80 000 francs moom ngeen déboursé fay ko pour le direct ak 2S TV. ñi ne 2S lañ ñu koy tegal ñi ne 2S tegu ko Bantamba TV moo ko teg te waxante wuñu woon sax Bantamba TV am na sax ñoo xam ne jàllul Bantamba TV lamb. Bantamba TV du 2S. waaw waaw loolu la ñu. 2S dafa am 2S télévision la Bantamba TV site internet. waaw site internet la foofu léegi nag programme bi foofu ñoom lañ ko tourné après Chérif mooy président bi Chérif bi mu taxawee ma taxaw Modou Mbaye taxaw plateau Chérif na ko nii lamb ji jàllul 2S Modou Mbaye dafa na ko 2S moo bëri programme ñu jàllale ko Bantamba TV. loolu du lay. loolu du lay qu'on se dise la vérité du caaga ne fii dafa bëri programme ñu jàllale ko fële yow bi ngay signé da nga dem ne 2S laa soxla yaa ngi may dégg parce que 2S dafa am lu ñu liggéey ci làmb yaa ngi may dégg làmb sama làmb 2S lay jàll dafa am lu muy signifié waaw du question que ne 2S bëri na programme yóbbu léegi instant bi ngeen di signé ngeen da ngeen jënd timing da ngeen jënd jour boo xam ne heure tel ba heure tel sunu manifestation ci lañ koy jàllale en direct ci 2S kon foofu lay amul fee dafa amul programme ñu jàllale ko ci non ça ne tient pas debout. moom loolu la ñu wax loolu maa taxaw Chérif taxaw Pathé Sylla sax mu ngi toog nii Père Djili mu ngi toog après bi làmb ji jàllee Père Djili sax mu ngi mer ci loolu dafa ne nañ dem 2S ñu yóbbuwaat kayit yi suñ demee ñu wan ko El Hadj Ndiaye wala madame Ndiaye bu ñu fayee 1 million 80 000 amaana même bu fekkente ne 500 000 dinañ la ko delloo. ko war a def lii soit triande la arnaque la soit lan lay niru exactement parce que yow 2S nga fay pour ñu jàllale la sa manifestation en direct ñu jëlee ko 2S yóbbu programme bi Bantamba TV léegi yow boo ñëwoon tey pour sa direct ñu defal la ko Bantamba TV bu ñu la laajee 500 000 di nga ko fay. déedéet. ko fay bu nekk 2S moo tax nga fay 1 million 80 000. waaw mooy li ma la wax moo tax ma ne la ñàkk xam la rek parce que xamuñu woon ñu ngi ci soog a dugg amaana kenn ku ci ne am na ci daal ñoo xamante ne profité nañu def nañ ne lim ñuy def waaw jaar nañ ci sunu kaw daal. jaar nañ ci sunu kaw je suis pas d'accord je suis pas d'accord seen association bi du ay como ñoo fa nekk du ay cuuna ñoo fa nekk nit ñu yàgg sonn ci làmb ñoo fa nekk te am na fa ñoo xam ne du ñu nit ñoo xam ne da ngay ñëw dëgg seen kaw jàll góor a mbay góor yabu ko yow sax d'accord sedd nga d'accord Pathé Sylla coow jibul genre yooyu noonu mais Iba kenn du ko jogi Iba Dieng je le connais très bien Diegane Sané du ne nit bàyyi naa la ak yàlla góor a mbay boo yi sax da koy ñàkkanteeg ñoom mbër yi sax des fois mu nar a dóoranteeg ñoom yaa ngi may dégg kon du question que ne jaar nañ suñu kaw c'est facile quand même à la limite dafa yomb. waaw mooy comme li nga wax nii rek xam nga Iba ay góor a mbay ay Diegane waaw ñooñu kenn mënul jaar ci seen kaw parce que waaw du ñu cuune parce que Diegane sax ba fii may wax ak yow réunion bi mujj sax Diegane dafa ne dañ leen dem 2S parce que waruñu bàyyi xaalis boobu mu sedd quoi waaw warul yombee noonu affaire yooyu mais xam nga prési ku mel ni Chérif nitu jàmm la moom te ba pare tamit boo xoolee groupe bi ñëpp a ko mag mais bu waxee rek ñëpp dañ koy déggal bi mu waxee tamit ñu ne kon nañ leen bàyyi noonu. yàlla affaire de intello yooyu muy ñoo di ay médiation yooyu noonu des fois day jar nga jël tege ko nele parce que da nga ñëw teg une structure yaa ngi may dégg war ko diriger structure boobu noonu da ngeen éjecter de l'argent da ngeen jël xaalis financé sa waay dama la xamal benn affaire gis nga ko financer xaalis il faut trouver un moyen de rentabiliser tes investissements xaalis bi nga dugal foog au moins lu mu dee ñu ne association ànd doole làmb bu Guédiawaye tëgg nañ làmb 50 000 lañu am bénéfice garaawul suñu premier combat première manifestation 100 000 francs lañu am bénéfice tuuti na lool d'accord
mais perte nañu pour lan parce que gars yi ñii dañu jalgati ñii dañu arnaqué wala quelque chose comme ça non man je suis pas d'accord parce que Seydou Diallo Serif Diallo du ngaaka Serif c'est un intellectuel c'est un intello nee naa la Gora Mbaye c'est un gangster kooku man mi sax dama koy sóoraale malgré ndeysaan jox na ma cofeel boo xam ne des fois dañoo ne ma non yow noo def noonu la mais man sax dama koy sóor tellement que damay gis des fois muy bras de fer ak booy yi góor yabu ko donc ànd doole làmb seen première manifestation buñ ne génn nañ ci am nañu jafe-jafe perte nañu man je suis pas d'accord yaa ngi may dégg deuxièmement foofu côté organisation la woon deuxièmement ñu dem ci côté parrain yi là aussi am na quelques zones d'ombre am na yenn parce que je vais dire une chose Seydou boo waxul gars yi dañuy jàpp ne ñii dañoo tëgg làmb génn ci di lëndëmal xelu nit ñi mais ñii génn nañ ci parce que da ngeen am ay parrain yu am doole parce que yéen seen premier parrain seen parrain officiel bi c'était le ministre monsieur le maire de la ville de Guédiawaye en l'occurrence monsieur Aliou Sall moom moo nekkoon le parrain officiel parrain bu mag bi moom la woon ngeen jël def 4 drapeaux wala 5 4 drapeaux la premier drapeau grand combat bi Zador numéro 2 ak ñaari yaar kan ngeen tuddee woon boobu Alioune Sall la waaw Langsane numéro 2 ak kanati la woon sax lan saane ba booyu yoof bi la daan tur bi la fàtte mais yoof la jóge drapeau waaw drapeau Modou Gueye waaw Modou Gueye moomu est-ce que jàpp na moom laa la am Modou Gueye 50 000 su fekkee juumuma 50 000 la ñooñu indi moom ñëwul sax ñi mu ko yónni ñoom ñëwuñ ba pare nag dañoo ñëw en masse fees dell ci kii bi délégation Modou Gueye bu Pikine le 9 janvier 2022 association ànd doole lamb bu Guédiawaye ñoom ñoo ko tuddee woon drapeau délégation bi ñëw enveloppe bi 50 000 francs la ñu indi 50 000 francs la ñu indi waaw d'accord nit moom ki la may 5 000 francs sax alalam la alalu jàmbur lu ci waay am bénéfice la mais je vais dire une chose des fois tamit foofu litige dafay am parce que des fois nga yónni nit yëkkati 500 000 jox ko mu dajji enveloppe bi jël 200 300 000 def ci poosam indi 100 000 ne la am ki ko yónni du xam donc loolu dafay laaj tamit nga leeral parce que Modou Gueye 50 000 francs moom la def ci astafurlah enveloppe bi ñu andi 50 000 francs moom la ñu ci def mooy drapeau Modou Gueye ak kana ak Amadou Hott monsieur le ministre Amadou Hott qui était candidat à la mairie de Yeumbeul Nord drapeau Boy Pire moo ko doon bëree ak Alliance Baldé waaw moom it moom indiwul sax ñun ñoo fa dem moom dañoo dem ci kii waa Géejawaay ñoo ko doon sargal après ñun ñi dem fa bi ñu demee dañoo siif sax pour gis ko bi ñuy siifee ñi gis ko après gars yi xamal ne ko ne association ànd dooleel làmb bu Géejawaay moo fi ne te tuddee nañ la sax drapeau dañ ko mu ne yëgul woon loolu ñu ne ko sa drapeau ëpp na weer sa kii sa cabinet affaire yooyu léegi mu ne Tidiane ñii bu subaa dinaa la booleeg ñoom. Tidiane kan mooy Tidiane moom mooy bras droit am la ñu wax waaw léegi bi mooy bras droit Amadou waaw ak rakam moom Amadou Hott rakam waaw biñ ñëwee Alsane Hott rakku Amadou Hott waaw biñ ñëwee ñun ñëpp war nañ mot ay 8 personnes wala 6 mu génn moom Tidiane mu génnee enveloppe 500 000 ëpp na ko sax parce que da ko génnee mu am lu mu dugalaat mu ne day jëndal booy yi ay bloc ñu ne ko léegi comme booy yi bëre da ngay ñëw nga wax leen nañ ñëw fii wala ñu indi la ay bloc sax nga jënd ko ci ñin mu ne waa dina jox booy yi daal ñu jënd ay bloc xaw ma ndax jox na leen wala joxu leen mais 500 000 lañ ñu jox. 500 000 drapeau monsieur Amadou Hott Tidiane moomu 500 000 francs moom la leen. 500 000 la ñu jox moom après tamit jouru làmbu ja muy dimanche bi le 9 moom it ñëw nañ fa en masse bi ñu ñëwee tamit ñi wax ñoom seen doléance toog plateau wax li nga xam ne moom la ñu nar ci yëmbal loolu lañ bëgg tamit li ñu naan jaam ak pexem yàlla ak dogalam moom Amadou Hott mu jul gagné waaw mais. monsieur Bara Gaye moo gagnéwaat. waaw. moo toogaat ci place am waaw mais tamit li may wax moom it ku jara jàppale la parce que waa Amadou Hott parce que li mu tegoon pour bëgg ko liggéey ci Géejawaay am naa yaakaar ne bu toogoon surtout yëmbal bu toogoon rek ragal naa dina jëm ci kanam quoi. à part drapeau Amadou Hott drapeau Modou Gueye drapeau Aliou Sall drapeau Amadou Hott ban drapeau. après drapeau kii Lat Diop moom gisuñu ko moom laa la ma ne la drapeau am ba léegi mu ngi ci biir poste bi su moyee loolu menn Racine Talla moom
moo toog mu wax dëgg mu ne amul bëgg na te ñun ñoo ko forcé sax defal ko drapeau mooy drapeau X9 ak arme ak arme lourd mais wax nañu tamit li nga xam ne mooy mbébétam loolu mooy bëgg-bëggam moom it mu am lu mu yëkkati teg ko ci sunu loxo parce que moom carrément moom waxoon nañu au début amul amul waaw moom comme jarul ñu koy tuddee drapeau dafa bañoon sax mais ñun dañ ne nañ ko ci dugal rek waaw du tee moom it yëkkati na enveloppe bu 50 000 tamit def ko ci monsieur le maire Racine Talla waaw kii Mamadou Yaaya Ba ou Racine Talla Mamadou Yaaya Racine Talla Mamadou Yaaya waaw enveloppe bi yëkkati na def ci 50 000 parce que tamit il faudra quand même préciser loolu noonu parce que lamb dafa bëri coow gars yi mën nañ jàpp ne gars yi tëgg nañ lamb ji génn nañ ci ak xaalis mais dañuy jéem a tuur lëndëm nit ñi naan dañoo daanu fekk daanu wuñu yaa ngi may dégg donc premier combat apprentissage la d'accord ce première manifestation apprentissage la des fois du ñàkk am ay trou ay failles deuxième fois booy organiser da ngay gagner en maturité gagner de l'expérience yaa ngi may dégg mais est-ce que ba léegi yéen a ngi ci lancé bi ngeen nekkoon organiser waat yeneen combat pour mbër yi Géejawaay mën di bëri waaw ba léegi si ñu ngi ci ba barki démb rek loolu lañ doon wax gars yi ñu ngi naan nañ génnaat ñi booloowaat pour mën a liggéey ci deuxième journée bi te ñun li ma la waxoon rek xëy na mbëru Géejawaay tamit yi nga xam ne ñoom lañ tëggaloon mbër yi tamit delloowuñ ñu njukkal parce que soo déggee ma ne la delloowuñ ñu njukkal am na ci sax mbër yoo xamante ni jënduñu bolok jënduñu benn bolok waaw am na ci mbër yoo xamante ni bolok bi ñu jël tamit jeexaluñ ko ba ci grand combat bi Njaga Doole ak Zador ñaari yaar waaw Zador ak ñaari yaar ñoom jënduñu ay bolok mën naa wax ne tamit li ñu yokk a rey loolu ci la bokk waaw am na ci ñoo xam ne sax ñu ngi naan suñuy tëgg duñu tëggaat suñuy mbër mais ñin ànd dooleel làmbu Géejawaay la ñu wax ñin lépp lu ñuy def rek pour suñuy xale di mën a bëre loolu moom moo ñu dugal ci loolu te bu ñuy tëggaat bu soobee yàlla tamit ñoom la ñuy tëggal 10 mbër lañ fiy jëlaat wutiwaat 10 adversaire dama lay rectifier da nga ne ànd dooleel làmb Géejawaay ànd dooleel làmb bu Géejawaay du ànd dooleel làmb Géejawaay de ànd dooleel làmb ànd dooleel làmb bu Géejawaay mais pas ànd dooleel làmb Géejawaay parce que làmb ji du Géejawaay kese parce que combat yi Alliance Baldé dëkkul Géejawaay ñaari yaar dëkkul Géejawaay arme lourde dëkkul Géejawaay këll gi dëkkul Géejawaay te ñooñu déjà da ngeen tëgg seen làmb boole leen ci kon ça veut dire que ne ànd dooleel làmb liggéeyul pour Géejawaay kese pour Sénégal lay liggéeyul pour Géejawaay kese pour Sénégal lay liggéey mais da ngay jël mbëru Géejawaay booleeg dem seeti mbëru Parcelles seeti mbëru Caaroy waaw ñun Sénégal la ñuy liggéeyal boobu. ci ban association nga bokk. man association ànd dooleel làmb. mais yaa ngi ci beneen association aussi yaa ngi ci AREL. waaw maa ngi ci AREL waaw. AREL le président Malick Gningue président écurie Xam Sa Cosaan moom moo nekkoon le président instant bi président suma jumul Cheikh Niang bu Lansar moom mooy le nouveau président AREL lan mooy seen démarche AREL lan mooy seen njëriñ ci làmb. AREL wax dëgg yàlla am na foo xamante ni jëlee nañ fa làmb yóbbu nañ fa làmb parce que am na yu ñuy kaas yu bëri tey ñoom ñoo tax làmb di egg fi mu war a egg. parce que lan ngeen def lan ngeen liggéey làmb am na fu ñu jëlee làmb am na fu ñu yóbbu làmb fan ngeen jëlee làmb fan ngeen yóbbu làmb. waaw xam lan ngeen def ci làmb fan ngeen tëb. waaw mooy li ma la wax nii xam nga Malick Gningue bi mu nekkee président bi man daan naa dem ay réunion parce que Malick Gningue daf ma daan woo envoyé ma vocal mais dem na ba benn jamono amatuma ci daal lu leer déggatuma kiyatuma mais ba fan yi ma gis Pathé Sylla après ma ne ko Pathé Sylla yéen waa AREL lan moo tax joxoo leen ma sama carte ba léegi Pathé Sylla ne ma léegi Malick Gningue jóge na fi kii Cheikh Niang mooy président bi affaire yooyu di ko ñaanal yéen bi yàlla na oyof ci kawam yàlla na ko jig affaire yooyu quoi léegi nag mu ne ma dañuy génneewaat ay carte yu bees. ay bonne carte mooy ay carte de membre. waaw carte membre yu bees suñ ko génnee yow dinañ la jox sa carte membre su ko defee ngay mën di après mu ne ma sax dinaa la dugal ci groupe bi wax dëgg yàlla dugal na ma ci groupe bi benn yoon mooy bi ñu bira seen woowee CNG boobu laa demoon réunion mais jusqu'à présent demaatuma réunion. ba mu leen woowee ci ban contexte la woon pour waxtaanee lan la woon exactement. bira seen bi mu ñu woowee mooy. yaa ngi fa woon. maa ngi toog waaw moom bi mu ñu woowee mooy li mu doon waxtaan ak ñun mooy avant tout li njëkk mooy arbitre yi ñu ajoon li ci topp. Sitor consort boobu ñoom Malick Gningue. waaw ñoom Sitor li ci topp mooy tamit
mbër yi ñu ajoon ñooñu ñëpp ñu jéggal leen pour làmb commencé waat à zéro. gracier ñëpp def table rase recommencer à zéro. waaw recommencer à zéro xool tamit di tëgg mooy mercredi yi CNG doon tëgg. mercredi di CNG. waaw mu gën nañ ci benn mooy ba ñu boole Iba mécanicien ak takkandeer. waaw parce que ñun Omar Naar bëre woon na ci. waaw léegi yooyu daal la waxoon ba pare bëgg na tamit sol dàllam écurie bu ne mu xam ko dem seeti écurie bu ne ñëw dawal otoom ñëw seet si leen loolu la. nar naa waaw xam nga écurie yi dafa. waaw loolu la waxoon mais tamit man wax dëgg yàlla booboog léegi tout le temps daal maa ngi dégg tey ñi ne woo na leen wala recevoir na leen waxtaan na ak ñoom ni dugg na ba ci keroog butéel yi ñu doon wax wàññi nañu butéel yi mbër mu ndaw 3 butéel kii 5 butéel mbër mu mag kii 10 butéel 5 minutes 10 minutes loolu yëpp ci laa ko déggee. CNG ba woon ak CNG bi fi nekk tey ban moo la. non man waxtaan wax dëgg ca la CNG ba woon bu directeur Alioune Sarr jiite woon ah wax dëgg yàlla man moom laa gën a sentir sam bopp. man bi fi ne moom a gën. yow bi fi ne moo la gën. waaw man Bira Sène moom waaw mën na nekk xam nga man tamit xëy na li ma yàggu teg. yàgg nga ci làmb de booy bu ma jaxaseeg sénégalais yàgg nga ci làmb. moom laa lay li ma yàggu teg Bira Sène déggoo ma de xam nga Bira Sène sax man dégg naa ñi naan CNG bu Kaolack la nekkoon xaw. CRG ba bul jaxasee bu làkkal olof bu làkk français CRG mooy comité régional de gestion bu Kaolack la nekkoon région de Kaolack moom moo jiite woon làmb foofu léegi nag def na expérience am yaa ngi may dégg def na fa yenn yoo xam ne jàpp nañ ne kii war nañ ko mën a dénk comité national de gestion maanaam mu gérer territoire national bi ki ci des mooy Maysa Ndiaye moom moo nekkoon président di CRG bu Thiès moom tamit ñu jël ko andi ko def ko vice président mais man CNG bi fi nekk man ñoom la ànd. waaw. àndoon naa ak ñële nag mais bi fi ne moom a gën. waaw mooy li ma la moo tax ma ne la man ñi fi nekkoon ñoom laa gënoon a miin. waaw parce que boo xoolee sax ñi fi nekkoon ba léegi am na ñu nekkaat ñi fi. Ablaye Thiam. waaw ay ñoom Njambe ay ñoom Maguette ñooñu ñëpp miinante na ak ñoom. waaw loolu moo tax ma wax la lool mais ke Bira xaw ma ko. miinu ma ko su ma ñëwee ci làmb laa koy gis wala ma ñëw CNG daal ma dajeeg moom. première chose dañu mës a toog ci boolu añ ma ne ñuy coog benn instant kaay dañu mës a toog ci boolu añ benn instant ñuy coog waaw ñëw leen ndeysaan dañoo war a tëddi waaw ñuy coog ma ne ceebu démb bi moo gën a neex sama papa ne afeni maa raxandew bur wel de mu ne ma ceebu tey moo gën a neex ma ne ko lu tax mu ne ko tey mu ne ci tey lañ toll waaw kon nañ gërëm la woon démb mais li fi tey aussi nañ ko delloo cër bu mu moom CNG bi fi nekkoon il était en phase avec certaines choses comme am na loo xam ne j'étais pas d'accord yaa may dégg mais pour man nice docteur Alioune Sarr bañ naan na fi jóge dama ne gars yi man mësuma dégg fenn ñu ne nekk ci CNG man nee naa la bële sentiroon naa ko def nañ fi liggéey bu remarquable le docteur Alioune Sarr et son équipe benn instant bañ naan na fi jóge ne naa leen waaye gars yi fan lañ ko teg dafay yàgg man leen lan mooy nit yàgg na fi jóge bu dee yàgg na fi c'est parce que dafa def liggéey bu baax moo tax mu yàgg fi mais bu fekkoon ne dafa ñëw 1 an 2 ans mu yàgg fi wala 1 an 2 ans ñu sentir ne attanul mbir mi dañ ko fiy jëlee mais bu fi yàggee am fi 20 ans 22 ans 23 24 25 26 ans c'est parce que dafa def liggéey bu remarquable ministre des sports bu ñëw renouveler waat ko benn instant jëlee nañ ko fi andi nañ fi c'est beneen bureau bu bees président bu bees vice président tegaat beneen équipe man première chose li ma apprécié ci Bira Sène mooy li ma mësul gis ci Alioune Sarr mooy lamb bu mag day am ma gis ko lamb simple day am mu ñëw toog ci kaw toog seetaan mais des fois dama koy gis mu wàcc doxantu ci terrain bi mook Maysa Ndiaye ils le font dañuy ratisser long ak droite Maysa dama koy romb nuyu ko avancé nekk sama liggéey loolu man dama koy sentir maanaam ay dirigeants yoo xam ne dañuy jege ñi ñuy diriger man loolu dama koy sentir primo secondo Bira ni muy communiquer ak communication Alioune Sarr c'est pas la même chose il sort souvent day génn de temps en temps Maysa Ndiaye day communiquer de temps en temps yaa may dégg ba ñu ñëwee première chose li ñu def mooy dañoo wàññi licence yi wàññi yenn yi deuxièmement ñu ajoon ñëpp ba ñu ñëwee dañ def table rase gracier ñëpp réintégré waat ñëpp kon ñooñu ils ont envie de bien faire maanaam am nañu yéene def lu baax
nañu bàyyi tirer sur tout ce qui bouge nañu bàyyi nit ñoo xam ne dañuy critiquer rek duñu def dara mais lu waay def ñu critiquer nañu bàyyi loolu gis nga ku ñu fal may ko 1 an 2 ans 3 ans 4 ans mu liggéey bu dee lim liggéey baaxul nga ne kii cuune la mais ku ñëw toog même pas 6 mois nga ne ay cuune lañu nañ bàyyi yooyu nañ bàyyi jiital nit di ko faxastal yaa may dégg man boog je suis d'accord man équipe bi fi ne ah man apprécié naa la. waaw mooy li ma la ciy tegal sax mooy boo xoolee Bira comme li nga wax moom moo gën a yomb gis ka Alioune Sarr parce que Alioune Sarr nekk na fi pendant 20 ans waaw yoo xamante ni man ñetti yoon laa ko gis amitié Léopold Sédar Senghor ñetti yoon laay dem CNG ma gis ko mais Père Bira bi mu fi nekkee ak léegi ñu xoolee bi mu tàmbalee ak léegi man li ma ko gis ëpp na 10 fois. te toogagul. waaw te toogagul 1 an te léegi boo xoolee tamit mu ñëw toog feebar bi engagé waaw corona bi engagé waaw loolu moo kor ñëpp moom moo sonal ñëpp mu ñëw tamit du tee comme li nga wax wàññi na licence dóor wàññi na licence simple wàññi lépp waaw licence ménager lépp daal promoteur bi sax waaw macha allah wàññi na lépp daal waaw moom it di ko ñaanal yàlla tamit yan bi mu yenu ni oyof li mu fi mu fekk fi mu bëgg a yóbbu làmb waaw fi mu bëgg a yóbbu làmb yàlla dimbali ko mu yóbbu ko foofu daal ce titre à l'écurie Walfadjri mooy président écurie Walfadjri wala ban poste non man maa topp ci Gora Mbaye entraîneur la waaw coach Gora mooy coach principal waaw moo may formé coach waaw léegi moom mooy coach principal waaw kon aussi yaa ngi ci association des entraîneurs waaw maa ngi ci association non demaguma nag ci ñoom wax dëgg yàlla dew ma fa waaw mais il est temps nag nga dem waaw loolu tout le temps sax daf ma koy wax danaan ma da nga war a dem ci association des entraîneurs yi pour ñu xam la waaw moom daf ma wax lamb Guédiawaye lan ngeen fi fas yéene liggéey yow ak sa association waaw comme li ma la wax rek te tamit yóbbu làmb ca kanam rek ca kaw ca kanam rek loolu lañ bëgg waaw wax dëgg yàlla waaw moom lañ fas yéene doon lu non yombul moom yombul du yomb sax xalaatuñu sax muy yomb lan ngay wax autorités yi pour seen prochaine journée ànd doole làmb bu Guédiawaye lan ngay wax autorité waaw li may wax autorités yi rek pour ñu jàppale ñu ñun association ànd doole làmb bu Guédiawaye ñu jàppale ñu surtout nag maire bi nga xam ne ñun moom moo ñu jege fii muy Racine Talla monsieur le maire Racine Talla surtout moom mu jàpp ci mu fexe xam tamit association bi waaw non boobu jàpp ci. ne seen journée bi passé monsieur le maire Racine Talla jàpp yëgu ko sax. mais à ce qu'il paraît mu ngi jàppale ay mbër yu ndaw de. non fii man de wax dëgg yàlla musul jàppale suñu écurie waaw musul jàppale suñu écurie ñaar dërëm musul jóge ci Racine Talla jàppale safurla wala boog mbër yi mën nañ fa dem mu leen di jox te ñun yëguñu ko mais ñun dirigeant yi staff bi encadrement yi ñu encadré mbër yi wax dëgg yàlla musuñu gis loolu. bu saison ubbee danañ leen subventionné écurie. non ñun musuñu jot subvention Racine Talla fii. subvention bu jógee ci monsieur Aliou Sall. Aliou Sall benn yoon. benn yoon lañ mës a subventionné écurie Walfadjri. waaw 15 ans de près. waaw. fukki at ak juróom écurie Walfadjri mi ngi existé benn yoon lañ leen mës a subventionné. waaw benn yoon. xanaa 5 millions lañ leen motul sax 200 000. motul 200 000. déedéet motu ko. waaw. ci année bi liñ leen subventionné motul 200 000. déedéet année bi sax jotuñu subvention. waaw parce que dañu waxoon feebar bi moom moo tax léegi nag mu waxoon bu déwénee comme nawetaan bu commencé buy subventionné AIC yi dinañ jox fa yàlla def Ahmed Aïdara moo nekk monsieur le maire léegi. une chose Seydou yéen tàngu leen de yéen dinaa dal seen kaw parce que yow grand Gora Mbaye Iba Dieng Diegane Pathé Sylla ainsi de suite seen consort boobu yéen tàngu leen de. waaw yéen tàngu leen. waaw. non ay ñoom Serif Diallo yéen ñëpp laay dal seen kaw yéen yoru leen jikkooy rappeur mais quand même seen i tolérance quand même. waaw li ñu moom dañu ko war a jox bu mu mot sëkk. mooy comme li ma la comme lii moo ñu manqué comme yow tey ni nga def nii nga ñëw déplacé wu ñëw indi sa yëpp ñëw teg dékk ma micro tey buñ ñu dékkoon micro rek buñ ñu ko yàggoon def rek amaana suñu aajo waaw dinañ mën a kaas mais tamit mënuñu egg fi ñuy kaasee parce que am na ñoo xam ne xamuñu ñu comme li nga wax il est temps ñu xam ñu mais am na ñoo xam ne xamuñu ñu tey mais yow tey ji soo gëm naa ne soo nekkoon ci télé wala rajo fu gën a màgg fii nga nekk nii te dañ lay ñaanal nga am sa télé bopp am sa rajo bopp mais wallahi la azim xam naa ne kon dinañ ñu xam waaw parce que man damay seetaan site yi di gis ñi ngay mbër yi ngay éviter mbër mu ndaw ak bu mag nga yemale
waaw loolu yëpp ñu koy gis te ñooñu ñu ngi leen di xam macha allah waaw léegi ñun nag loolu lañ bëgg. mais xam nga lan mooy Thiès bi bu ñu nee ASC yi chaque année navétane dañ leen di subventionné ñenn ñi di jot subvention 200 000 300 000 400 000 500 000 ASC yi navétane ci biir ville bi lañ koy football benn équipe moo koy jël dem départemental jóge fa dem régional n'est-ce pas léegi ASC yi dañ leen di subventionné écurie yi du biir Géejawaay la ñuy écurie yi Sénégal gépp la ñuy compétir n'est-ce pas léegi comment se fait-il que monsieur le maire war a mën a subventionner les ASC bàyyi fi les écuries c'est parce que écuries yi ñu koy diriger ñoo tàngul wala ñu koy diriger ñoom ñoo xamul seen i droit wala ñu koy diriger ñoom ñoo je ne sais pas ñoom ñoo nangu ñu dëgg seen kaw. waaw comme li ma lay wax li nga wax nii moom moo waral sax ma lay wax lii parce que dañu mës a toog ci mairie Racine Talla bi li may wax nii Iba mu ngi fa woon Boy Thiam mu ngi fa woon. boo ne Iba mooy Iba Dieng membre staff école de lutte Papa Kane. waaw Boy Thiam entraîneur principal école de lutte Langsane. waaw naa leen yoo la ñoom ñëpp. waaw Jéegaan mu ngi fa woon. Jéegaan Sané membre staff de l'école de lutte Langsane. Jéegaan Sané frère de feu Langsane. Langsane bi ñu toogee ñuy subventionné ASC yi. waaw ak écurie yi. ñu ne écurie Balla Gaye 500000. école de lutte Balla Gaye 500. waaw Mor Fadam 500000. école de lutte Mor Fadam 500. waaw ñi lim écurie yëpp daal yi fi ne ñu ne écurie Lansane écurie Walfadjri écurie Géejawaay kenn ku ne 100000 francs. jaadu Chérif Diallo moo xam nga moom naka jekk bañkat la Chérif daal di jël micro bi siif bi mu jëlee Chérif ne leen état récépissé la xamul écurie bu mag xamul écurie bu ndaw këyit bi écurie Balla Gaye am moom la écurie Walf am. bi ñu jaar ba am récépissé bi yéen foofu ngeen jaar ba am ko. jaar waaw ñun foofu lañ jaar ba am ko kon dañoo war a yemale gars yi naan nañ jàppal yi ba beneen yoon mu gedd xaalis boobu ñun dañoo gedd ñu bàyyi ko fa biñ ñëwee après beneen kii bi gars yi ne ko non non bul gedd da nga war a jël ba pare nga kaas sa soxla parce que boo geddee ñoom ñoo koy lekkaat rek duñ ko yëg dégg nga léegi nag boobu lañ ñu joxaat 100000 francs waaw 100000 lañ ñu jox boobu ci mairie Racine Talla bii la waaw la jub. instant bi Ahmed Aïdara mooy le nouveau maire de la ville de Guédiawaye waaye léegi est-ce que laajul tamit moom du ma lan nga sànni ko ay bomb non parce que c'est le nouveau maire il faut le laisser quand même le temps de dérouler son programme mais est-ce que laajul dès maintenant nga ne ko nii loxo alerté ko li fi nekkoon gënaluñu yow yaay le nouveau maire on est des sportifs te Ahmed Aïdara man xam naa ni yàgg na jàppale ay mbër man loolu am naa ci lu ma leer yàgg na jàppale ay mbër donc ku jàppale mbër war nga mën a jàppale écurie parce que écurie moom moo ëmb mbër yi léegi est-ce que laajul nga lancé ko benn message moom le nouveau maire de Guédiawaye. waaw mooy comme li may wax rek parce que gars yi ñu ngi doon wax sax dañu war a dem dox mooy kii bi association ànd dooleel làmb dañu war a dem dox Ahmed Aïdara waaw depuis léegi mu xam association bi tamit waaw mu ngi fi pour tamit mu dalal ñu jàppale ñu di ñu jox situation comme nit ñu ko doon. di subventionné écurie yi chaque année. waaw chaque année dégg nga di jox écurie yi parce que ñoom tamit normalement li ma lay wax rek waruñu ñàkkal fayda écurie yi parce que su élection jotee ñoom mbër yi ñoo leen di sécurité te mbër yooyu di leen sécurité ci ay écurie lañ ne xam nga ngay jàppale équipe nawetaan di jàppale équipe basket di jàppale yenn yi xam nga bàyyi écurie yi te nawetaan 3 mois la. ña ko ba dañ ne nawetaan waaw ñetti weer la te lamb di dérouler 9 mois. lamb day dérouler 9 mois xam nga lamb moo gën a metti xam nga. moo ëpp coow tamit ñenn ñi ci gars yi lañ yaakaar ñi leen jàppale ci autorité yi. moo ëpp visibilité. moo ëpp lépp kay mooy li ma la lamb moo ëpp lépp soo bëggee sax tur. ma ne la moo ëpp visibilité. mu ngi noonu jeex na lamb moo ëpp lépp kon. nañ delloo lamb ji cër bi moom. ñu war a delloo lamb ji cër bi jim moom. mais ñoom gestuwuñu làmb daal ñoom dañoo war a gestu làmb waaw il est temps ñu gestu làmb surtout nag man li ma lay wax mooy sunu maire Racine Talla fii ci gox bi Géejawaay fii Racine Talla moom moo fi ne mu war a gestu écurie yi fi ne lu mel ni écurie Géejawaay écurie Walfadjri écurie Bouna Marassa écurie Lansane moom su ma jumul ñeenti écurie yooyu moo nekk ci goxam mu teg loxo écurie yooyu te gestu leen waaw. lan laa la waroon laaj lu ma la laaj. li nga ma man moom maa ngi samay question man dese naa la ay paquet de questions mais tey yow lan moo nekkoon sa xel loo xam ne bëggoon nga ñu waxtaan ci loo xam ne posé wu. non tey jii li nekkoon sama xel yëpp wax dëgg yàlla mooy wax nga ma ko parce que benn sax wax nga ma ne da nga war a am turandoo ci làmb ji
ma ne la am naa turandoo mu ngi nii kii moom mooy Omar Mbaye waaw mu tuddee ma boppam jël tur bi ne fils de Zé. fils de Zé bu ñu ne Zé mooy Seydou bu Walfadjri. mooy Seydou bu Walfadjri moom nag tamit mu ñëw nekk fils de Zé mooy caatu Walfadjri waaw. fils de Zé caatu yow. waaw. yow moom du ma la mooy yow. waaw di ñaan yàlla tamit combat bi mu jëp ma le 8 yàlla may ko ci ndam loolu lañ bëgg yàlla may ko ci ndam waaw ndam lu sedd guy waaw wax dëgg yàlla waaw kon sama gars yi c'est comme j'ai l'habitude de le dire maa ngi ñëwoon seet si Seydou membre fondateur de l'équipe du Walfadjri sa waay tey li ma indi woon ci question tey fi laa koy yemale ñu waajal leneen parce que maa ngi yow ay saison la astafurlah saison la ay épisode la tey le premier épisode keroog ñëw naa équipe ba nga ñëw toog yow ak góor ak kii mën a sa waay kii jekku ma ko dëggantaan parce que tamit affaire bi dafay laaj ku ci ne nga am ko ordre toog waxtaan ak moom temps il est passé Serif laa seet si woon boobu yaa ngi toog nga sànni ci benn 2 minutes 3 minutes keroog ñëw naa équipe Walf aussi Gora Mbaye ak yow ak Ibrahima aussi nga sànni ci quelques cadeaux mais tey comme ça nii laa ko soxla woon ñu toog développé lu bari waajalaat beneen épisode waaw li ma indi woon ci question tey nag fi laa koy yemale lan ngay tàggatoo beneen waaw comme li ma lay wax rek li may tàggatoo mooy comme li ma ubbee woon rek di sant yàlla ak yenente bi ak suma ñaari waajur ak suma soxna ak comme ni ma ko waxee woon sama waa écrit grand Gora Chérif Diallo Ibrahima Ka Talla Cissé Mamat di sant booy écrit bi nag ñëpp di jël sant bi nag di ko teg ci loxo Medina Baye mu teg ko ci kaw ba ci suuf non Medina Baye baa ma denc ko rek bañ décroché combat bi waaw di ñaanal yàlla tamit li ma la wax rek sama turandoo bi waaw tur bi waaw yàlla na ko jik waaw te ma di ñaan yàlla tamit tur bi yàlla may ko ci ndam waaw bu sedd guy loolu rek laay ñaan yàlla waaw wasalaam waaw loolu laay wax waa Géejawaay di sant tamit comme suma njaboot ak suma soxna ak suma góor waaw jaajëf jàmm ci yow parole de Zé sama gars yi l'émission tire à sa fin tey ñoo ngi woon fii ci Géejawaay ñëwoon seet si Seydou Sy membre fondateur de l'écurie Walfadjri mi ngi nii xam-xam kese la il a de l'expérience dafa dund làmb dafa am vécu bu am solo ci làmb maanaam dafa di nit koo xam ne dafa mérité ñu delloo ko ci du moom waa ji warul dugg ci làmb ñu naan kii kan la mais bés bu duggee ci làmb dafa war ñëpp fu ñu taxawee ne Seydou mi ngi nële bu Walfadjri parce que da koo liggéey du loo xam ne da koy wax par-ci et par-là mais da koo liggéey dans l'ombre bokk na ci li waral tey ma déplacé wu ñëwoon seet si ko séq ak moom waxtaan di la wax sama gars yi Seydou bu Walf moo nekkoon sama invité tey ma leen di joxaat di daje ba beneen yoon ziar jaa ngeen def sama gars yi